Salaamaaleykum. Donc ñu xaar Mouhamed Mbaye mu ñëw après ñu démarrer live bi. Aminata Ndiaye Serigne Fall non mais maa jooy ba sama bët yi xonk quoi vraiment euh, j'ai été touché quoi vraiment c'est extraordinaire. Donc ñu xaar Mouhamed Mbaye mu ñëw après euh, ñu waxtaan rapidement libéré leen parce que yéen tamit vraiment guddee ngeen depuis 21 heures yéen a ngi ci et vraiment ça non Serigne man kay comme comment mujjee baax na gisoo sama bëj ni mu mel donc jooy naa bay bëgg a dee yow gars bi nii kii la confinement bu metti rek. yaa musuma lekk sama xaalis. mais Mamadou. waaw alaaji. alaaji ci loo ne. alaaji sant yàlla jooy jooy bay bëgg a dee rek sama bët yi daa xonk. ah mais nag yaa ko mérité ah. ah non 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 non. yaa ko mérité. am na loo li la xamante nit ne ñi waxal moom moo ne ci yow. non mais am na loo xamante ni moom pour man wax dëgg fa la yeggu fa daal mais bon sant yàlla bu wér parce que am na solo daal am na loo xamante ni moom am na solo wax dëgg fa yàlla waaw. ah en tout cas nit ñi ñoo la ko waxal. wax naa ko léegi ah nit ñi ñoo la ko waxal. nit ñi ñoo la ko seedeel te boo melu woon noonu itam fii moomuloo kenn yow. mais wopp naa moomoo nag kenn. wopp naa de parce que parce que gars yi li ñu wax ni dama ko dëgër bopp moom bu dee foofu la toll kon damaa wopp muy damay faju ji. non 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 man kay li ma jaaxal mooy pratiquement ñi dugg ñëpp ne nañ Mamadou dafa dëgër bopp ñi waxul dëgër bopp dañ naan dafa bëgg perfection. donc voilà dañ koy rafetal. donc voilà donc ku gis sa kanam gi xam ne yaa ngi doon jooy mais nag dafa non neex ci xol. non dafa parce que la moo tax mu neex ci xol mooy tey c'est un jour spécial ah donc pendant 7 ans nga diriger entreprise parce que Meya wax na ko léegi ah nee na jiite ay nit dafa metti mais rawatina tey nga bëgg loo xam ne dafay baax bëgg loo xam ne tey ku ko gis ne gongo. Voilà xam naa ne yombul donc durant ces temps yi Modou sérieusement lan mooy li la gën a marqué ci Cova. je pense li ma gën a marqué ci kaw lenn rek lay doon mooy li ma jàppee payoor ci man maanaam li nga xamante ne mooy sama fay ci man parce que du ma ko nit kenn ñi ma jege xam nañ ko Cova bu sama ci fayeeku su ma liggéey ba fayeeku dërëm def ko sama poche donc lépp ci Cova laa ko doon def mais je pense que payoor bi mooy cofeel bi man ak sama diggante ñi nga xamante ne ñoom laa sekkal Cova parce que te bu ma nee ñi may sekkal Cova mooy ñi nga xamante ne déjà jàpp nañ ci liggéey depuis le début mooy ñu fi dugg ni yëpp depuis le début ñoom ñoo fi nekk mais beneen bi mooy ñi nga xamante ne tamit samay client lañ parce que xam nga tey am na loo xamante ni defe naa nit mënu ko expliquer tey boo ñëwalee ci yére xam nga dafa fay xaalisam mu jël ko dem donc service boo ko fay service la boo ko defal da koy jël rek dem mais tu peux pas expliquer une personne qui prend le temps de te faire benn vocal 2 minutes wala 1 heure de temps di la sant di la gërëm et tu sais pas le genre tu peux pas expliquer le pourquoi mu lay gërëm parce que pour yow c'est sa liggéey ngay def sincèrement ce genre de truc là pour man durant cette année ce sont des choses yi nga xamante ne nii moom gën a marqué parce que impact am mooy saa yu ma xëyaat bëgg a def benn parfois ngay gis lu la découragé parfois nga dajeek affaire yi et c'est vrai que da ngay tenace parce que da ngay gëm sa bopp da ngay am bëgg ko def mais li lay may nga mottali mooy nit ñi nga xamante ne ni dañuy chaque jour li fi gars yi wax ci live bi yëpp naan la bul bàyyi
la même chose la nit ñi di wax mais avec des mots yoo xamante ni xam nga li ma la day kàddu yoo xamante ni day génn ci làmmiñ dem direct ci xol dafay c'est des trucs yoo xamante ni ça te touche en plein cœur te yow après ak lu mu munti demee doo leen mën a wan ginnaaw tu es obligé de tenir le coup et puis continuer donc man li ma gën a marqué ci 7 ans yi sincèrement du weesu lu dul échange yi ma jot a am ak nit ñi cofeel bi nga xamante ne nit ñi war nañ ma ko ci liggéey boo xamante ne nii à la base passion la bu may def rek mais passion la boo xamante ne jëlee naa ci mbégte bu bari jëlee naa ci contentement bu bari sama diggante nit ñi. D'accord Mamadou bi mu njëkkee yëg ci avion ci wàllu lu jëm ci liggéey ci Cova Mamadou lan la yëg ci xolam. waaw xam nga daf na loo xam doon na loo xamante ni comme je dis man musuma yàqam ci dara donc am na loo xam ne yaa ngi ko doon laajte mais mën nañ dinañ ci wax après mais man musuma yàqam ci dara. am na ñoo xam sax daf ma daan tooñ nan ma dem ba am 30 ans jëloo avion mais musuma ko musuma yàqamte parce que man lenn rek laa gëm mooy booy teg ay jéego jëm ci li nga bëgg jëm ci neex yàlla lépp loo bëgg ci àdduna mun nga ko am yàlla def na ni bi may njëkk a yëg ci avion Cova moo tax ma yëg ci avion ma jógee ci opération dañ ma opéré woon ci genou ma amoon benn ma woon participé waroon représenter Sénégal avant même may pare genre carrément ba war a mën a dox normalement et cetera ma daal di jël engagement bi daal di dem donc sama éducation mu ngi doon xaw a jeex noonu ci laay jeexagul woon sax desoon na tuuti ma daal di dem parce que dama ne engagement la boo xamante ni dama ko jël te j'ai le devoir de représenter le Sénégal bi may dem naa vraiment wàcc mais je pense que là où j'ai ressenti de l'émotion c'est quand je suis bi modèle yi génnee ba pare mooy sortie finale bi ma yegsee te Serigne Fall mu ngi koy wax kaan bi sax ci laa commencé yor kaan boobu parce que boobu gars yi bari dañu ni style mais kaan bi may dox ak boobu su may rowoon kaan bi du ma mën a dox tellement sama tànk bi doon metti donc bi ma génnee dama génn mais gis nga tàccu yi ma nit ñi doon tàccu mooy question moom li ma la wax léegi naan du ma gis lu tax nit ñi naan ma non di ma remercier ci yenn affaire yi mais tàccu bi ma nit ñi tàccu te ma xam ne benn Sénégalais nekk fa waa ak ni may doxee ba ni may dellu se dañ may tàccu ma pare ñu fekk ma ci coulisses yi di ma wax ay wax yoo xamante ni man dama ni non mais y a quelque chose c'est-à-dire ça pour man bu ma dajoon 5 ans yu metti ça valait la peine parce que c'était le premier défi. Mais nga baal ma première dame dugg na sama chéri dugg na donc yeggaleel. moo fi jaar loolu ay lex ak munu cee ñàkk. moo fi jaar de moom de wax dëgg fa yàlla ko yàlla. noonu la. donc Serigne a ngi koy wax léegi nee na l'eau lave mais l'argent rend propre Serigne ko wax. xaalis moom amaguñ ko ñu ngi ñaan yàlla nag yàlla defal ñu ko ñun ñëpp defal ko ñu nekk ci live bi ñëpp parce que vraiment kontaan naa trop te xam naa ne yàlla mu ñu gis te xam na li nekk ci xol yi yàlla moom la ñu xam suñu bopp yàlla nañu yàlla defal suuta defal ñu wér-gu yaram musal ñu ci corona defal ñu wërsëg bu bëree bëri allez foofu maanaam ci tënk daal sama défilé ak Jarvis moo doon sama première sortie ci défilé waaw sur le plan national Sénégal wala à l'international sama premier défilé la te sincèrement sant naa ci yàlla bu baax. En tout cas voilà je pense que xam naa ni waxtaan bi peut-être duñ ci mën a dem ba sori parce que toogaay bi yàgg na Mamadou. wax dëgg yàlla ah. mais mënut a ñàkk. mais yow mënut a ñàkk et puis. bëgg naa ñu taxaw ci yow tuuti nag parce que. xam nga d'habitude je pense gars yi gis ñi def live c'est des gens yoo xamante ne ñoom ñu yor seen page wala ñu yor seen marque ñoo def seen live mais man li ma gëm mooy ku nekk dafa am loo mën te ku nekk da ngay doyloo li nga mën yow tey li ngay def ci présente ñi dugal leen man mënuma ko te man li ma bëgg mooy jataay yoo xamante ne nii waxtaan bi dina neex dina yaatu nga def ko mais yow lépp da nga koy def xaaroo ci dërëm di ci daj ay yoo xamante ne ni man boobu gëw ma jar naa ko mais dëgg lépp xol nga koy defee xol bu rafet te man encore une fois Cova
cadeau bi mu may jox ak fois loolu la mooy dafa may boole ak ay nit wala mu renforcer sama relation ak ay nit yoo xamante ne nii seen xol dafa rafet. te dama koy yëg temps parce que ci avancement rek la ñu jëm parce que yaa ngi yokkul doy waar ci liggéey ko ale pareil Serigne Fall pareil Yacine Cissé pareil Jibi Diarra pareil te je pense que nit ñu bari ñu ngi jug di wut xaalis mais je pense le plus important c'est déjà li ngay def nga bëgg ko yàlla boole la ak nit yoo xamante ne ni seen xol dafa te dalay sàmm aar la ci lu bari maanaam dalay dimbali daal ba nga jëm kanam parce que je pense que ñun ñëpp voilà bëgg nañ wërsëg bëgg nañ lépp mais je pense que lépp nga koy am ci xol bu neex bokk nit yoo xamante ni xol dafa rafet def naa loolu am na solo lool donc je te remercie encore énormément te je pense que yaa ngi fi jaar ñëpp en tout cas merci beaucoup li nga wax lépp mi ngi ci yow suñu rakk nga suñu xarit nga et puis nuyu ñi seetaan ku ci mel ne Alpha Seck Alpha Sport taalibi Serigne Saliou ku baax ku moom it ku bëgg Mouhamed Mbaye ku ko fonk ci li muy def ci li mu yor bokk na ci ensemble blouson yu bëri yu may sol ñu ciy bind Alpha Sport moom ma koy jox waaw moom marque bi moom boutique bi donc lépp lu may sol ci wàllu tenue blouson lépp moom ma koy jox et puis du jaay Nike authentique moom ñu koy remercier bu baax et puis Ibrahima Mbaye sunu doom sunu mbokk la moom aussi ñu ngi koy nuyu ak ñi seetaan parce que Mamadou wax naa ko léegi tey bu ma duggee ci ku ne di gërëm sa morom rek dañ nañ ko soppi réunion de famille te tey du ko matee parce que lu tax tey du ko matee mooy tey ku ci nekk rek xam na li sa morom di représenté ci moom donc tey moom pour man li ma gëm sax mooy ñu des ci Kova wax ci nit yi nga xam ne tey vraiment dugg nañu bàyyi seen temps bàyyi seen yitte bàyyi lépp xam naa ni balaa ñu tëj dinaa ci ñëwaat bu ko defee parce que xam naa ni moom fi mu ne nii moom lu ñu war a wax yëpp wax nañ ko te voilà li duuf ci nag bi xajandoowul ci cin bi gars yi dañ naan li duuf ci nag bi xaju cin bi mais dama naan xajandoowul ci cin bi waaw donc loolu la rek et sama chéri moom aussi ma koy nuyu Ndeye Samb depuis Paris di kontaan ci moom di kontaan ci jàppale bi ndax bëri na ci lu sa borom kër di dugg nga koy seetaan bëri na lu sa borom kër di mbëbët nga koy seetaan bëri na lu sa borom kër di visionné yow nga gumba tëx lu loolu dalu ko waaw tey lii ñëpp bon le moom la baax le muy kër donc voilà ñu ngi koy jaajëfal di kontaan ci moom tam suñu chéri la laaw la ca temps di kontaan ci moom bu baax a baax képp ku ñu doon seetaan ci subaak léegi ñu ngi lay remercier di la gërëm di kontaan ci yow ngërëm li nag wax naa ko waxati ko tey bu ma ko tegee ci loxo Mamadou dañ naan waaw war naa ko faa teg mais tey dama koy teg ci loxo aale teg ko ci loxo Mame Binta ndax xam naa lu tax ma koy teg ci loxo ñaan ñooñu ñooy dóorandoo di yëkkatandoo lu nekk ñu koy defandoo ensemble te booba tey yàlla mi ngi ñuy jàppale donc yàlla na yàlla xet dolli et puis remercier ñi fi jot a dugg ñëpp ku ci mel ne Meya Ndiaye Meya boutique ku ci mel ne Daba Rocky ku ci mel ne ki nga xam ne mooy Samba Ndoye Samba Iverson ku ci mel ne Yacine Cissé ku ci mel ne Ibrahima Tall ku ci mel ne Mame Binta wax nañ ko léegi mais ku ci mel ne aussi Serigne Fall Serigne Fall bu baax moom tamit vraiment ñu teg ko ay coono mu nekk ci boobu ba tey mi ngi noonu ku ci mel ne Aminata Ndiaye aussi naata Suga moom tam ñu ngi koy remercier bu baax Assane Thiam en tout cas yéen ñëpp bu ñu limee juum Mamadou bàyyi la nga tàggoo bu ko defee nga reeri ma reeri am naa ni ñu daal di dajewaat ci kanam tuuti waaw. ñun kay xam naa dañuy xëddi rek parce que ñun moom daanaka heure reer jàll sa bu mais je pense que en fait live bi man la gën a jëriñ en fait vraiment mal na bàyyi bul wax moom dañoo waxati ko mais bon après li nga wax tamit dëgg ñaari dañu jaxasoo donc boo mënoo bu daal séparé mais li nga xamante ne moom laa leen di mën a wax mooy tey bu ma jàppoon dinaa jàpp ndax kaddu yi génn doon ay kaddu yu yiw yoo xamante ne vraiment ça m'a touché droit au cœur te je pense que nit moom ak ni xool jege ni xool sore ci nit maanaam fa mu nekk ci nit boo ko mënee laal rek ndax ay kàddu rek ça veut dire que la ngay wax dëgg la boo xamante ne nit ki mënu ko bañ donc day dugg direct ci xol te dinañ wax ne dinañ gën a góorgóorlu parce que jàpp naa ni bon defaguñ dara
7 ans là c'est vrai mais dara incha allah gën a góorgóorlu gën a liggéey parce que bu dul dara je pense que tey yéen rek tax ngeen ñu mën a rayante te voilà aw ma seen fay Kova ci boppam amul seen fay te Kova suñu yëf la ñun ñëpp ba tax na je pense que bon li ñu mën a annoncer rek pour les choses à venir mooy vous allez voir d'autres les projets voilà pour commencer vous allez voir d'autres visages au devant parce que voilà umpale wu leen di néew ma Sénégal et si am nga comme que yëfu ñëpp la mënuñu on peut pas garder certaines choses mënuñu ko téye noonu rek donc il y a des gens yoo xamante ne ni ils vont être au devant te gis ngeen déjà Assane pas Assane il va être au devant vous allez voir d'autres personnes mais régulièrement en fait vous allez encore plus recevoir en fait des nouvelles de combat vous allez voir beaucoup de projets yoo xamante ni ñu ngi ñëw et voilà ñu ñaan nag nga xamante ni vraiment moo ñu jaxase fi ñu toll nii jaxase àdduna muy coronavirus bi nga xamante ni nii mu ngi def lu doy waar ci àdduna yàlla musal ñu ci yàlla musal ci mboolem ci yàlla musal ci ñëpp musal ci àdduna bi mu jeex ak jàmm ba ñu mën a dellu ci activité normalement mais incha allah jàpp leen ni bu ñu doon def benn dinañ gën a def fukk parce que je pense que li ngeen daj rek jar na ko man waxtuma samay wax sax mais yéen rek li ngeen daj rek jar na ko te voilà amuma seen fay encore une fois et je vous remercie énormément pour tout ce que vous avez fait et tout ce que vous continuez à faire parce que du démb rek ba tey nii yéen a ngi continuer di ko def parce que Mohamed Mbaye koo yónnee message je pense bërki démb laa yónnee message xaw ma ñu yëg affaire bi nangu ñëw perdre benn temps bi ak weeru koor ni mu seeree ni mu méttee je pense que ki lay defal loolu mënoo ko fay tu peux le remercier autant de fois que tu veux mënoo ko fay yàlla rek ko mën a fay te ñu ngi ñaan yàlla mu fay na yéen ñëpp donc salaamaaleykum di leen ñaanal jàmm yàlla dafa ñu jàmm bu baax a baax. ayca mi ngi noonu Mamadou wax na ko voilà wax na ko léegi ñu ngi leen di nuyu ku ci mel ne Medouna King Mbaye je te salue maa ngi leen di nuyu yéen ñëpp sama gars yi ñuy seetaan ñoom ñëpp aussi ñu ngi leen di nuyu parce que tey wax naa ko ku ci nekk rek fi mu ne yow yaay représenté Kova Yacine Cissé aussi moom tamit ku ma marqué la ci li ma waxtaan ak moom nit ku baax nit ku sincère nit ku woyof bu ñu doon détail Cissé bi rek moo ko sant. xoolal bu ñu jëloon temps ma waroon détail ku nekk fi ma jaar ak moom ak ku nekk li ma defal te man ma xam ko parce que ñoom ñëpp ku nekk wax nga li genre sama diggante gi mais bu ma ko waroon def barke la sax duñ fi jóge loolu moom dafa waaw dëgg la en tout cas mi ngi noonu Mamadou xam naa ni dañ koy dagg rek sinon fii la ñuy faraan dinañu waxtaanaat mais xool bee fees live bi moom am solo wax naa ko benn affaire rek ma ñaan la ko mooy yaaw yi beaucoup de personnes yoo xamante ni nee nañ lan moo tax dugaluma leen ci live bi donc dama bëgg déjà jéggalu parce que ñun xamoon nañ ñun ñëpp bu ñuy def live bi c'est que c'est impossible de mettre tout le monde mais dañu ne nañu dugal. Ça a été difficile. non il a été difficile ba pare dañu ne nañu xool ñi nga xam vraiment depuis le début ñu ngi fii bi ñuy sant affaire ñu ngi fi woon ñu jël leen mais du ñàkk ci yeneen jotaay incha allah dinañu woon parce que dañoo bari les gens yi nga xamante ni tey sincèrement dañuy jàppale depuis le début dañoo bari donc on est obligé de te gis nga li ñu prévoir ñëpp débordé nañ ba jàpp sar bu yàgg mais mi ngi noonu ñu def ko mais beneen yoon ñu dugalaat ñeneen incha allah en tout cas kontaan nañ ci yow Mamadou et puis rendez-vous samedi ak beneen thème beneen waxtaan c'était Mohamed Mbaye à la présentation di leen gërëm di leen jaajëfal samedi prochain